Babu loolu weesoo xam nga coow amoon na fi ci réew mi tay passé ci mbirum liberté d'expression mbirum affaire Jamra bi nga xamante ne génne na ay xalaat ci li nga xamante ne mooy film yi ñu dawal fi ci Sénégal am na nag ñu jóg ci nekk ci tamit ci maanaam intellectuels yi nee nañu est-ce que bu ñu moytulee su ko demee tudd Jamra dañuy wax sax tubéy bi ñu war a sol man naka la ñu mën a xalaat ci liberté d'expression boobu ci réew mi ak liberté de création bi. man fi ma koy tàmbalee mooy. man ànduma ak ñi nga xam ne foo waxee affaire liberté wala démocratie ñu naan da ngeen di toppandoog ay da ngeen di jaay yeneen société sunu société bokkul ak yeneen yi loolu ànduma ci tey ànduma ci ëllëg doomu aadama yi ci nekk ci kaw suuf yëpp ñoo bokk lu ñu bëgg mooy toog am njaboot am kaaraange ak lu ñu leen dundale ak seen liberté di doxal si nekk ci seenum xel donc tey affaire toppandoo accident ak yooyu yëpp te lii ma gis nii man waxuma ne bu kenn wax xalaatam effectivement démocratie fu mu am dafa war a am débat de société mais li dangereux mooy gouvernement bu jóg ñu bokkuli xalaat mu ne kenn ki laa àndal bu ko woo police am jóg bu porter plainte mu dem yoonu gouvernement nekkul ci débat de société ay débat de valeur yoonu gouvernement nekku ci ak interdit li mu war a doon li ñu war a tere mooy loo xam ne da ngay def di gaañ keneen wala nga jël yëfu keneen wala ngay bëgg a dal ci ngay bëgg a gaañ keneen man maa ngi fàttaliku am na loo xam ne ba ma ko déggee dama ne loolu naka la mën a amee Sénégal xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku ne am na benn Ivoirienne boo xam ne ni mu bindoo dafa doy waar jigéen la joo xam ne dañ koy invité mu waroon a fecc si ñu ne dañ koy def grand théâtre ay nit ne bu ngeen ko defee ñu ñëw dal ci seen kaw gouvernement bi ne ñooñu yéen tere nañ leen seen bos ndax ay nit nee na dañuy dal seen kaw ñi wax ne dañuy dal seen kaw ñooñu la gouvernement war a dal ci seen kaw kat moo am sañ-sañu ne man boo fi defee lu ma yaakaar ne ci sama xel rafetul te damaa war a dal ci sa ko gouvernement ne kooku la àndal loolu naka la gouvernement bu ne démocratie lay doxal maanaam maintenant affaire Jamra bi man dama yaakaar ne Jamra tey bii bu fekkoon ne moo fi nekkoon Jamra bi ñoom Mame Makhtar taxawaloon ak Abdou Latif Gueye tey ji lakk nañu seen i bureau dal ci seen kaw parce que Jamra boobu débat de société la doon def avec tolérance man maa ngi fàttaliku bu baax seen bureau yi nga xamoon ne ñoo nekkoon Gueule Tapée première édition mensuelle Jamra interview bu gudd la ñu def bu góor jigéen Latife ko réalisé si ñaari édition lañ ko diffusé xanaa ñoom tey jii bu doon Jamra boobu moom moo ko defoon tey ji génne interview góor jigéen ñoom Mame Makhtar ñi ko moomoon doon ko distribué kon tey ji lan la ñuy def kon ñoom lan la ñu war a def Abdou Latif lan la ñu war a def Mame Makhtar lan la ñu war a def Jamra ak seen bureau yi nekkoon Gueule Tapée mais dama ne nañ ko def débat de société lu leen neex mën nañ cee def débat discours yu leen neex ne baaxul day yàq ku nekk sañ nga ko ci réew mi nga nekk Jamra am na ci droit mais ay gouvernement moo amul droit ne bu ñuy def débat de société gouvernement dafa war a wax ne kii moo war a wax dëgg xaaral li ñuy wax ci affaire cirque bi moo ci gën a garaaw ci liñ ne moom lañ fi génneegun mais naka ngay luñ la ne day bëgg a génn nga dem ne damay jàpp ñu koy bëgg a génne doo ko gis doo ko seeti doo ko gis ba pare am na fi société am na fi kuréel yoo xam ne lu mel ne CNRA ak yu mel noonu ñoom la ñu ko jox ñoom ñoo war a xool ndax lii dana génn wala du génn dañu am des systèmes d'écoute des systèmes d'audition ak yooyu yëpp nga xam ne fa la ñuy jaare waaye lii ñuy wax nii du l'islam moo ko santaane ca jamono yonent bi ba léegi dafa amoon yoo xam ne bu xewee ci société bi yonent bi dafa doon jël ay précautions ñooñu nekk ci jàmm mais duñu yàqal kenn loolu moo amoon man fi ma jànge daara jàngale fa alxuraan man ci sama bopp la fa xewoon ca Kajoor boobu mooy màggal sax bu amee dañu naan taaxuraankat yeeg jigéen ñiy fecc di sol yu gàtt ak wala ñuy fecc mu doy waar bu subaa ba yoor may leen ngeen dem ca gannaaw kër ga defal ko fa seen bopp réew mu amul doxalinu bànneex mësul am ci àdduna te amul jënn diine ju ko tere dama ne man li ma jàpp mooy kuy yàqal kuy daal ci kaw nit mbaa nga koy gaañ mbaa nga yàq yëfam kooku la fi yoon war a nekkal waaye danoo bokkul nu nu gisee àdduna ndax danoo bokkul nu nu gisee diine bu fekkoon ne diine yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ñoonu koy tere ba ñu tàmbalee dañ leen ne woon xam nga ñoom ñëpp ku ci nekk ba nga tàmbalee dañ leen ne la li ngay wax du waxul nit lii day yàq société bi bu fekkoon ne tey déglu woon nañ leen tey juduñu yegg si fii mais est-ce que yaakaaroon ne fii Sénégal fi ñu toll bu ñu bëggee censurer yenn dañu am problème parce que réseaux sociaux yi am na nañu mën nañu poster diffuser lépp fu la neex ak fu ñu nekk waaw loolu mooy wane ne sax jéem ko sax damaa xamul lu ci xiir gouvernement je pense que li ñu war a wax mooy yar nit ñi yar nag ak jàngal nit du benn
gouvernement école ak jàngale la yor yar ay waajur yi ñoo ko yor ak ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi nga xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen sur le plan spirituel loolu jéem ko tardeel sa bopp la parce que buñ ko teree Sénégal nit bëgg koo def mu dem Sénégal it mënu leen ci dara ndaxte buñ ko defee beneen réew def ko ci internet bi ku ko bloqué Sénégal bloqué wala internet ku bloqué internet bloqué gouvernement bi ciy liggéey bloqué police ak service de renseignement yi ciy liggéey loolu daanaka jéem a téye lobbyiste bu jóg lobbyiste man ci au sens ni ko américain yi di waxee lobbyiste mooy képp ku mën a indi coow ba nga xam ne mën ngaa tax mu coow li ne kuru ci rajo yeeg ci télé yeeg ci kii bi loo wax gouvernement daal di tiit dellu gannaaw te loolu buñ ci wéyee danañu yegg ci ba ne ku ñu gis nga sol pantalon ci mbedd mi duma leen ko ndax bokkul ci suñu aada te suñu aada la bokk loolu buñ ko bëggee doxal ragal naa ne danañu yóbbu ci loo xam ne danañu dem ba mu jàgg nit dox ci mbedd bi ñu ne Alassane Samba Diop waa journaliste la dóor leen parce que bu boobaa ku ñu dóor nga fayu wala ñu ñuy dóor daañu wuti pexe ñoom it pour fayu musiba indi ci réew mi parce que man mënuma dégg ñu ne gouvernement ñi dañuy organiser sabar nit ne bu ngeen ko organiser ma dal sa kaw gouvernement yéen ñi ko doon def préfet nee na du ngeen ko def ndax trouble à l'ordre public ci trouble l'ordre public mooy ki bëgg a dal ci jàmbur buñ ko organiser fa bu fa bëggula dem bu mu fa dem waaw mais Sénégal dañ ko xamee woon